procureur Ziguinchor nag ñëw na ci coowal Boffa Bayotte boobu indi na ci itam ay gis nga la école bi alaaji actuellement mi ngi jax-jaxi crise scolaire bi Moussa Sy nag 14000 voix la amoon 2014 dégg nga loolu 2017 mu am 15000 voix 2022 mu am 8000 voix dégringolé moo tax ñu ne mbaa du kon wàllum politique moom waa ji daañanalante gars yi sàkka la ngi noonu nag Ousmane Dieng mais fin à plus de 30 ans de règne socialiste ah. Allé Lo moom nan la mujjee. mu gagné benn ma. moo gagné waat. waaw. moo Saaga Paa ba ci kër ma Saaga. moom léegi day am 35 ans de règne léegi. mais askan wi ko wóolu nag. dañuy xam naa askan bee leen bëgg rek. dañuy teg noonu rek. laaj ñooñu waa dëkk baa leen wóolu rek. ku yóbbu ba leen ku yóbbu ah. waaw bay teg client ci buntu maire bi sax nañ ko def xam naa dañ leen bëgg rek. ah ñoom daal gagné nañ. ba leen si buñ tilimal seen victoire yi dañ leen bàyyi rek. no askan bee leen bëgg rek. yaas ñi gagné daal nañ leen ñaanal yàlla. waaw ba leen si yàlla jàppale leen rek. c'est tout ba lii askan wi xaar ci ñoom ñu def ko. c'est tout. dégg nga yaas c'est important. ah ba suba kay xëy si nga kay suba daa xëy si nag comme quoi que maire tamit du profession de attendez ah. oui ma. maire ak journaliste en a absolument rien. on en reparlera. wait and see. mais fii léegi nii. loolu du discours bu ñu kii de. bu fekk la tës. non non. vous vous soignez en bas. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara ci kanam di ngeen am revue de presse bu soobee yàlla ñu jàll ci xibaar yi ànd seeg Hadji Mansour bi day Ndiaye Touré ak Mame Mbaye Ndiaye Mamadou ba suba ak jàmm merci. juróom-ñetti waxtu Zik FM Sen TV asalaamaaleykum li gën fees ci bopp xibaar yi jàppante yi amoon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier diggante MFDC ak l'armée bu Sénégal am na ñeenti soldats yu Sénégal yoo xam ni faatu nañu ci am na ci itam koo xamante ni bii ci ñaar fukkeelu fan bak juróom-ñaar la faatu maanaam li tubaab di wax succombé moom nag dañu ko doon indi ci hôpitalu principal bu Dakar lu mooy loolu itam am na juróom-ñaari soldats yoo xam ni gisuñu leen ba léegi ñu ngi nekk ay otages yu MFDC. lii nag di kàddug firndeek waa DIRPA muy direction publique des relations avec les armées ñoo joxe boobu lépp xibaar juróom-ñaareelu plan d'action bu waa CUSEMS ki nga xam mooy yor wàllu communication ci ministère de l'éducation nationale réagir na dellu soit ci ni nga xam ni na nañu noppee ngir wàllu dialogue ak indi solution ci crise bi wante itam ci lu xel mën a nangu ndax am na genn ak caxal goo xam ni jamono ji état bu Sénégal antanul loolee te muy bàyyi ko ci syndicat yi lu may loolee Ousmane Sonko dana dem jaajëfali bokk ci doxum ñaxtu bi candidat wàllu Sénégal Cheikh Dieng bëgg a def jàpp ni Timbo daa bëgg a sàcc seen élection yi loolee nag duñu ko nangu waaye booye bokk ci APR wala Benno Bokk Yaakaar nee nañu Ousmane Sonko boo fi teg sa tànk loolee nag damaa xamul ñoom fu ñu ko teg sport nañ ci dellu soit mam Baye Mante moom moo koy faram fàcc yéen kay yi la ñuy ndax keppe xibaar yi ak El Hadji Ahmed Aïdara voici Trafic News. Papa Ali Cissé est-ce que Papa Ali mi ngi si ligne bi tamit. Bakary Papa Ali mi ngi si ligne bi. bon mel na ni Papa Ali nekkagu ci. ñëwagul waaw kon mën nañ doxal. bàyyi nga dem naa ni café Yacine Seck. waxtaan bi dañu koy door ak le député du peuple El Hadji Mamadou Mansour Diop ak nag Birahim Diadji Touré door ko sunu takk der yi nga xam ne ñoo amoon ak mission foofee ca Gambie li mu ngi saa faatu nee nañu yokku na ndax nag ki sa mujj mi ngi faatu bi ñu ko doon évacuer sur l'hôpital principal bu Dakar lim nga mi ngi toll si ñeent ñu ngi faatoo sa mission bu ñu doon amal sa Gambie MFDC fipp yu Casamance si la ñu wax ne ko ñoom ñoo fa jaar am na si juróom-ñaar ci ay militaires yu nga xam ne ba fii xamuñu fu ñu féetee dañ leen teg loxo ñu ànd Cheikh Abdourahmane Diallo. beneen perte amatina ci biir militaire sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk mission ca réewum Gambie ci ab communiqué bu mu génnee fanweeri fan ak benn ci weeru janvier ci atum 2022 direction de l'information et des relations publiques bu armée nationale daal di déplorer benn soldat bi nga xamante ne ñàkk na ay bakkanam victime bi bu ñu sukkandiku ci communiqué bu DIRPA mu ngi uy ci boromam ginnaaw bu mu amee ay gaañu-gaañu te ñu doon ko rawale ca l'hôpital principal bu Dakar laata loolee nag ay fan ci ginnaaw
gannaaw yeneen 3 soldats yu l'armée nationale daan nañu ñàkk seen bakkan ci ay affrontement yi nga xamante ne am nañu ko ci seen diggante ak combattant yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance loolee sax tax ba lim bi daal di yokku jëm 4 ci ay soldats sénégalais yi nga xamante ne ay combattant yu MFDC faat nañu leen ci réewum Gambie ci communiqué am ba tey DIRPA daal di andi ay précision ci soldats yi nga xamante ne neewoon nañu dañu réer ci biir àll bi ñu toll ci juróom-ñaar soldats yooyee ñu ngi dund bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi waaye ñu ngi ci loxo yi ndaw yu Salif Sadio di chef bu aile militaire bu mouvement des forces démocratiques bu Casamance. Birahim li mu ko militaire yi ci faatu yegg nañu si 4 mu mel ni kon jot na nag ñu gën a gindi askan wi si coow li diggante Gambie ak Sénégal donte président bu Gambie mi ngi wax ne moom ubbi na enquête. waaw xam nga loolu la ñu mën a def ubbi enquête parce que du maanaam soldat yu sénégalais ci drapeau sénégalais la mbir mi dal mais ay soldats yoo xam ne ECOWAS CEDEAO moom moo leen yebal ci cadre économique donte écusson wu Sénégal la ñu yore wala drapeau wu Sénégal la ñuy représenté mais ci CEDEAO la ñu bokk muy force d'interposition boobu nga xamee ni économique ci lañ nekk c'est un sujet très sensible ndax gis nañu fan yi ñu weesu ministère bi ñu denk wàllu forces armées di dànqaafu ci li nga xam ne moom moo soxal mbir ay informations yu jëlee ci mbir mi mais Mame Mbaye ce qu'il faut retenir dans cette affaire mooy dafa am benn double jeu boo xam ne ni ñenn ci ay nit dañ koy jouer ci lu soxal mbirub wàllug garab yi nga xam ne dañu koy dagg di ko daggee Sénégal muy jàll ci biir Gambie ak yenn ci ay jumtuwaay yoo xam ne nit ñi dañ koy yore xam nga dafa am benn xeex boo xam ne ni armée bu Sénégal da ko tàmbali woon am ci ndam ci lu soxal mbirub ay bases retranchées yu MFDC li ko indi woon may dañoo gisoon ci 2021 boo xoolee ci ba ci fin wu année 2021 plusieurs fois wane nañu démantèlement base yu rebelle yu MFDC génn ci seen i ngànnaay mais surtout tamit lakk nañu tamit wala ñu teg loxo lu bari ci ay champs de chanvre indien parce que gis nga dans toute guerre surtout yu mel ni yu bi am Casamance wala bi nga xam ne yàgg na am Casamance muy am ay fippoog yooyu ñi nga xam ne ñoom ñooy way fippu yi dañuy soxla sur le plan économique sur le plan financier luy mën a soutenir seen i xeex wala seen i combat bokkoon na et ça c'est valable boo demee ci réew yu ci mel ni ay Cuba ngay dem ci ay Pérou ñi nga xam ne dañuy def yenn ci ay exactions ñu leen di wooye ay bandes armées souvent dañuy am ay champs de pavot mu jëm ci wàllug ay cocaïne yu ñu ciy defar fii tamit mu am ñoo xam ne ñoom champ wu li ñuy woowee yamba ci la ñu doon génnee xaalis boo xam ne dina leen mën a permettre ñu continuer li nga xam ne moom mooy seen xeex ci cadre li ñu woowee wutum indépendance am ñoo xamee ni au-delà li ñuy soxla mooy xaalis bu leen mën a soutenir ñu jëlee ko ci dagg garab yi wala li ñu woowee ay anacarde muy lu indi woon coow par exemple Boffa Bayotte li ko gën a taxawal nag mooy dañuy am fu ñuy retranché wu ci ay jamono Guinée-Bissau lañ daan dem am ñoo xamee ni ci nord bi la ñuy dem bu ñu waxee nord mooy dem laaxatu ci biir Gambie amoon na coow lu amoon entre Sénégal ak Gambie donte du lu ñoon lu ñuy fësal ne ni dañu demoon ba jàpp ni Yaya Jammeh mi fi nekkoon doon faral yenn ci ay rebelles yoo xam ne dañ doon dugg ci biir dëkkam ñu mën leen a sax couvrir ba nga xamee ne armée bu Sénégal du mën a dal ci seen kaw mais dans cette affaire là yàgg nañu dégg communauté catholique bu Santé Djidjo di ci dox tànk jàmm di ci waxtaan très souvent sax waxtaan buy am négociation buy am entre l'État du Sénégal et ce qu'on appelle les irrédentistes wala waa MFDC ci terrain neutre boobu lañ ko doon defee ak waa Santé Djidjo mais dans cette histoire là li am importance mooy fexe ba doomu réewum Sénégal yi nga xam ne tey nañ leen ci cadre prise d'otage nu ñu ko mën a waxee ñu am ci ay firnde yoo xamee ne yépp xam nañu ni ci Salif Sadio ak groupe am la jóge nañu seet nu ñuy négocier s'il le faut parce que ci guerre boo gis dina am moment boo xamee ni tu es obligé de négocier parce que am na lu ci état bi dul wax c'est tout à fait normal jàpp nañu 7 Sénégalais doon ay militaires téye leen en otage mais à côté am na leneen lu xew ci lu soxal mbirub MFDC on peut pas tout dire mais am na
yenn ci ay xibaar yoo xam ne xam nañ ko lu soxal mbirub beneen camp bi am na ñu ci faat ci MFDC wax nañu ko am na ñoo xamee ne tey dañuy ñaan suñu borom xaare leen àjjana mooy ay doomu réewum Sénégal di ay militaires yu demoon et qui sont tombés sur le champ d'honneur ñooñu tamit dañ leen di ñaan suñu borom xaare leen àjjana waaye li am importance dina am moment boo xam ne tu es obligé bàyyi dara pour am dara donc négociation faw mu am maintenant nag l'État reste quand même ferme sur benn position boo xam ne de tout temps moom la am il ne peut y avoir d'indépendance d'une partie ou toute une partie du territoire sénégalais donc moo tax peut-être li ñu woowee conflit bi yàgg mais li ci am importance mooy l'État reste ferme sur ces positions-là tout en essayant de négocier comme on dit au moins pour mën a am dara rawatina ci doomu réew mi nga xam ne ñu ngi foofu. voilà le député du peuple su weesoo suñu diggante ak waa wala Sénégal la ba tey MFDC fipp yi ak li ñuy sàkku ndax coow li du xajamal diggante Sénégal Gambie. waaw comme soldat yi dañu demoon ci mission bu CEDEAO alors que attaque bi daanaka ci côté boobu la te jeexeetaloo ci ay trafic de bois Gambie mënu ci ñàkk taxawaay bu mu ci taxawee. Enquête bi farata la parce que mënuñu woon a def lu dul loolu parce que nag loolu dong moo leen mën a seetal ci yëf yi bu fekkente ni bi dañuy dagg bant yi te buñ ko daggee nañ koy daggee du yoon te dañu koy aaye te benn rawukaay la ñu am muy awale foofu ci Gambie ñii nekk ci mission foofee ci CEDEAO di jàmbaaru Sénégal yi bu fekkee am nañu affrontement si diggante ak MFDC ba perte yi ci am ci mënta ñàkk Gambie am na mu ci taxawee loolu farata la loolu du xaar sax ñu ko koy wax. mais après lan lay joxe nag bon je pense fi ñu toll nii même bu Gambie sax du ñu demander ci ñoom ñu dëgëral seen ay jéego donte ubbi nañ ci enquête mais li gën a jaadu mooy ni ñu entamé wàllu dialogue waxtaan ba suñu juróom-ñaari doomi soldats yooyu nekk ci loxoy MFDC ñu xam ni benn nation la benn réew la ñoo bokk lu ñuy défendre diplomatiquement ñu naxante ba jéem leen a jotaat ba noppi parce que benn bakken bu rot rek ci bakkenu soldat diis na ci am réew. waxuma la ak ñeenti bakken déjà doy na donc bu ñu mënee continuer waxtaan bi kilifa yi comme ni ñu ko entamé ci yoon bi ñu mën a jaar comme DIRPA ni ñu confirmé ni ñoom ñu ngi dund njort nañu ni xëy na ci wàllu waxtaan daañu def ay jéego yoo xamante ni dina mën a tax ñu jot suñu soldats yooyu moo tax man fi nekk nii même ci wàllu analyse bi mooy approfondir damay bàyyi wala xel bu baax 7 soldats yooyu nekk ci loxoy MFDC. mbaa sama kàddu mënut a jeexeetalu ci ñoom seen ëllëgu dundin moo tax toujours dama ci prudent ba nga xamante ni bii ndax dama bëgg a teg sama tànk ñoom ci seen dund actuellement ak seen bakken fi mu nekk nii. moo tax lépp ci wàllu jàmm ci wàllu ñaan ci wàllu médiation ci jàpp ni doomu Sénégal lañu ci lay gën a orienté sama discours ndax maa ngi mel ni fa ñu nekk man maa fa nekk te doy na waar. ayca ñu waxtaanee li nga xam ne moo lëm ba jamono ji mu di wàllum njàng mi gàllankoor ya sa laxasu juróom-ñaareelu plan d'action bu SAEMS CUSEMS directeur bu communication te mu féete sa ministère bi ñu dénk wàllum njàng mi moom ngay sàkku ci kuréelu ko syndicat yi ñu toog waxtaan ndax nañu ko jëfe goo gis nañu ko waxtaanee moo sa war a mën a jiitu ndax mu ngay fàttali ni kon moom Mouhamadou Moustapha Diagne nguur gi mënul yokk 100 000 jàpp 200 000 googee nga xam ne jàngalekat yi ñu ngi koy sàkku Mouhamadou Moustapha Diagne ay kàddoom si téléphone Fatou Abdou Ndiaye. grève bi nga xam ni 7e plan d'action bu CUSEMS ak SAEMS vraiment ñu ngi koy naqarlu bu baax di ko regretter parce que nag mën nañu bañ a yegg fii ndax ci protocole d'accord bi boo déparé bu 2014 bi ci fanweeri point ak ñett yi fanweeri ak ñaar wax dëgg yàlla gouvernement bi góorgóorlu na ci maintenant nag grève ren bi dafa nekk grève bu compliqué ndax lii ñu wax régime indemnitaire wala système de rémunération nga xam ni gouvernement bi nga xamante ni bi président Abdoulaye Wade moo ko jiite woon moo ko déréglé saa du neex réglé bu fekkente ni bi rek dëgg lañu bëgg a wax nekkul loo xamante ni yomb naa réglé. ayca ñu waxtaanee juróom-ñaareelu plan d'action ba tey ci wàllum njàngum SAEMS CUSEMS ñoom nag door nañu ko ni ci altine ji loolee nag man daan ay gàllankoor ci njàngum xale yi loolee sax sabab xale yi wàcc si mbedd bi di ñaxtu ndax nee nañu waxtu yee ñu waroon toog sa classe ba dootu ko mat te examen bu jotee ñoom ñoo ci loru loolu sabab coalition nationale éducation pour tous seen njiit sekk waxtaan ak Ajaratu Aïcha Ñing. plan d'action ak i ñaxtu ñu ngi wéy président bu coalition nationale éducation pour tous
tous xelam dalul. CUSEMS ak SAEMS enseignement moyen secondaire syndicat yi professeurs yi ñoom tey mooy la ñuy démarrer seen 7e plan d'action semaine bi pratiquement dina am ay grève SADEF beneen syndicat aussi ñoom tamit ñu ngi ci grève yeneen syndicat aussi ñu ngi menacé vraiment loolu ñun dañu xaw a tiit dañu am tiitange bu mag. acteur éducation bi lee am jiixi jaaxa ci quantum horaire bi. quantum horaire bi nag pour que mën ko respecter il faut ñu respecter enseignement apprentissage yi ñuy joxe cours yi élèves yi ñëw jàngalekat yi ñëw ñu jàngale bu fekkee loolu amul nag duñu mën a respecter quantum horaire bi. Siley Gorbal Sy woote bii la def. réunion monitoring bu ñuy def dañuy convoqué dañuy woo ministère yëpp ñu ñëw ñu teg ku nekk wax foo toll ci solution yi nga am pour jàngalekat yi moo tax ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu ngi ñaan sax njiitu réew mi président de la république moom ci boppam mu jéem seet lu mu war a def ba sauver l'école sénégalaise. bu nu sukkandiku ci kàddu yi Siley Gorbal Sy état bi war na def kéemtalaayu kàttanam ngir sauver njàng mi ak njàngale mi ci réew mi. dongay dem ba bëri na ci gox-goxaan yu bari yoo xam ne dañoo wàcc doon sa amal ak yëngu-yëngal dem dellu sa classe loolu la ñuy sàkku na nguur gi waxtaan ak jàngalekat yi ut ak saafara lycée ak CEM yu féete sa Pikine ak Guédiawaye xale yi wàcc woon nañu ñu teewlu sa kenn si ñoom Cheikh Ahmed Tidiane ci ay kàddu yu mu dénk ka jot tay si ñi kii di président bi kii di ñu nekk fii lu ñu woon ñu 10 ans ñu dañu toog seen place te ñu suñ naka lañu mën a toogee fa ak tête vide kenn mënu ko ngir yàlla nañu yërëm parce que ce n'est pas assez devant l'esprit bon de mais le principal est de l'appliquer bien comme ñoom ñu teg foofu dañoo yaakaar seen xel baax na ngir yàlla nañu yërëm da ngay gis loo xam ne am ñoo xam ne ngay taxaw wax ñoom français duñ sax comprendre nga wax te soo leen ko expliqué si olof ñu comprendre ngir yàlla nañu wàññi programme bi ngir yàlla sem bi dara baaxu si ba pare génn professeur ñun xeexuluñu professeur dama dañ ko war a leeral xeexuluñu professeur yi professeur ñoom ñuy xeex mais chaque fin de mois ñoom dañu def seen salaire am nañ droit à l'éducation nous avons droit à l'éducation dañoo bëgg a retenir te bés bu ñu retenir classe lenn la benn décision mooy tax ñu retenir classe ñu jàng normal ñu retourner classe mais grève tey soo doo jàng duñ ko def. sa Boutoupa Camaracounda commune boobee de école élémentaire bi di Niabila jàppale ne kon directeur école ba ci boppam benn waay ab xale la moo ñëw daal ci kawam daal di koy nag agressé teg fitna ci kawam Lamine Cissé jël ci ay gaañu ba am si nag ak damm. mu mel ni it jamono ji mi ngi ca l'hôpital régional bu Ziguinchor des ba tey ci loxoy kër docteur looloo sabab jàngalekat yi tënku ci G7 si diwaanu Ziguinchor nekkoon dañuy banque seen yaxu diir ñetti fan du ñu dem nag ca classe ya ndax loolu dafa war a mën a dakk fitna gi nga xam ne ñu ngi koy teg jàngalekat yi door nañu ko nag niki tey jii ba noppi toogaan ñax dañu koy amal si IEF yi nga xam ne ñoo nekk foofee sa diwaan ba alxemes ñetti fan ci weeru février. desandi ba tey ci ñaxtuk xale yi démb foofee tamit sa mbuur xale yi wàcc nañu sa mbedd ma la ñuy sàkk benn la moo di delluwaat sa classe ya ndax la ñu perte ci ay heure dafa dari ñu teewlu si Aïcha Fall wala sax Mohamed Lo ay kàddoom yu mu dénk Alioune Badara Sonko. Depuis belle lutte, le système éducatif est perturbé. Et ces perturbations que nous avons tant supportées nous conduisent à la médiocrité parce que c'est nous qui payons les pots cassés. Nous sommes en grève parce que les heures de cours ou les jours de cours que nous bénéficions est insuffisante. 2 jours de cours pour un élève de lycée, c'est inadmissible. Et c'est ces mêmes professeurs qui programment des devoirs dans les écoles privées pendant que nous qui sommes dans les écoles publiques, nous sommes laissés en rade. Surtout nous qui sommes en classe d'examen. Pas d'avancement dans les cours. Avec un programme pléthorique. Nous lançons un appel aux autorités de l'éducation de revoir le programme archaïque. Et ils essayent de trouver le plus... Aïcha Fall ci kàllaamay nasaraan nga doon teewlu mu ngook ba tey di jàppale kon El Hadj wàllum njàng mi jot na it ñu waxtaan si ndax nag ndongo yi seen tiitaange du leen du ëllëg examen jot ñu jox leen loo xam ne jotuñu ko jàng. waaw mën na demee noonu parce que grève bi fi nekk nii ñëpp a gis ni mu méttee mais sëb la li ko bënd ñu ngi ci biir jàngalekat yi nañu xool lu mën a nekk seen ëllëg ak li ñuy demandé ba xam mun na nekk nguur gi itam na xool lu mu ci mën a def et puis mu communiquer ci façon bu dëggu ñeel askan bi. xam nga tey li yokk salaire magistrat yokkul salaire u jàngalekat donte ñoo ñaar ñoo toll diplôme mais nombre la ñu tolloo léwul te budget dafa am nu ñu koy nase bu fekkee jàngalekat yi mat nañu téeméeri junni par exemple kenn ku nekk nga yokkal ko ñaari junni moo nga yokkal fukki junni magistrat du tee ba tey jàngalekat yi li ñuy laaj ci xaalis mooy ëpp parce que ab nombre la ñu tolloo léwul kon nguur gi bu fekkee bëgg na indi ak changement ci système bi faaw mu travailler ko ci wàllu budget
man 40% bi ñuy wax ni moom lañ def ci wàllu njàng mi ci njàngum Sénégal dafa xaw a tey xel est-ce que loolu moom mooy solution bi wala soppi budget gi ñu jagleel lu jëm ci wàllu salaire jàngalekat yi parce que nombre jàngalekat yi nga xam moom la Sénégal am ak catégorisation bi nga xam ci lañ leen dugal ñoom am na ci yenn yoo xamante ni bii tey bu ñu ko feeñaloon ne ay jàngalekat lañu ci Sénégal pratiquement institution financière yi travaillent ak Sénégal daañu tënk Sénégal bu baax parce que ak jalgati la ci wàllu situation wala condition bi jàngalekat bi war a nekk moo tax am na ci même ay jàngalekat yoo xam ni mën nañu jàngale ay at yu bëri di laaj naan duggaguma fonction publique nii la ñu may fayee nii la ñu may fayee. est-ce que carrément moom turam nekk na ci biir base de données bu fonction publique wala solde muy fi ñu leen di fayee yooyu ay question la yoo xamante ni bii jàngalekat yi dañuy continuer di ko réclamer fii ak nguur gi mu ngi taaba comme ni mu leen di bëgg a classé je pense. ñoom ñoo gën a xam li may wax faw ñu soppi ko ci wàllu doxalin ngir mën a am budget. boo xamante ni daañu ci mën a dugal jàngalekat yi te it nag xoolaat wàllu recrutement bi nga xam ni du ci am façon boo xam ni dañuy bañ mu siiw. xam par exemple bi président Macky Sall ne dégg naa seen jàmbat ñu annoncé ni ci xeex xëyu ndaw ñi xam nga xëyum ndaw buñ ci boolee programme mu jëlaale 5 junniy jàngalekat luy doon ëllëgu jàngalekat yooyu ci ban base de données lañ leen dugal la mooy nekk seen avenir kañ la ñuy dugg fonction publique seen payoor nan la tëddee mais loolu ay banque mondiale ak FMI mënuñu ko cautionner loolu UNESCO mënu ko cautionner politique gu gouvernement bu Sénégal la léegi jàngalekat boobu nag bu fekkente ni bi bëgg naa yem ak jàngalekat bi def concours FI at mais ñu formé ko mu dugg fonction publique bu fekkee moom mu ngi yéeg ñu ko yokkal salaire am ndànk-ndànk comme ni mu jaadoo te loi bu Sénégal wax loolu ñu jàngan ñu bokk maag yow nombre d'années yi nga xam jàngale nañu ko mais bokkuñu ni ñu duggee ci njàngale mi bokkuñu ni ñuy doxale mën nañu bokk syndicat bokk benn école bu ñuy jàngale yow sax xëy na mën nga ma ëpp diplôme mais bokkuñu ni ñu duggee fonction publique mais ay précision la yoo xam ne nguur gi daf ko war a def pour mu génn ci trou boobu mu dugg nag fi mu nekk nii gouvernement bi ngir mën a setal deram faaw mu xoolaat ci budget am nan la mën a fexe ba képp kuy duggati ci wàllu éducation nga dugg ci anam gu leer goo xam ne du nekk taaba recrutement wu jàngalekat ci xëyu ndaw ñi xam nga ne boobu la programme jàngalekat yooyu seen ëllëg leerul te ñoom ñëpp bu ñu jàngalee benn at ñaari at jënd carte de membre bokk ci syndicat de syndicat ku ci am problème di ko kaas fan la ko nguur gi di lijjantee mën ko lijjanti parce que nekkuñu ci nombre ci jàngalekat yi nga xam ne dañu leen reconnaître comme ay jàngalekat ñu nekk ci biir fonction publique système boobu nag la nguur gi war a soppi ñi muy jël ci ay jàngalekat doon ñi muy antan ci budget national bu fekkee budget bi antunu ko na xool nu mu ko yaxana laate ñoom wàññi seen trait de vie ngir dugal ko ci wàllu njàng mi budget bi mën ko antan jàngalekat yëpp tolloo même point d'égalité mais nga am diplôme bi ma am diplôme bi nga jàngale nombre d'années yi ma jàngale ko yow nga légal man légalu ma ci benn pays loolu la xel mënta nangu fii ak loolu amul njàng mi du normal ci lu wér ayca fu mu nekk nii même bu fekkoon dañu ut saafara wala ñu toog waxtaan kan la ñuy waxtaanal vu que ne gouvernement amul am na loo xamee ni c'est tout à fait normal mooy expédier les affaires courantes quel que soit ministère bi fi nekk muy wàllug ministère de l'éducation nationale waaye tamit finance a ngi ci budget ngi ci mais Mambé dans cette affaire li ma ta wax mooy li ma doon wax sànq mënoo nekk gouvernement nga toog ak li ñuy woowee des partenaires sociaux muy syndicalistes yi muy wàllu jàng bi ñoom ñëpp syndicalistes yëpp wax benn wax mooy dañoo am loo xamante dañu ko déggoo woon ba signé ko la nga xas ba déggoo ba signé ko mais bu amee fu mu tag ka war a joxe xaalis bi ka war a indi lu soxal wàllu ay indemnisation ka nga xamee ni war na xool taxawaay ak doxalinu jàngalekat yi ci lu jëm ci seen nekkin ak seen ëllëg mais kooku moom moo signé te ki signé mooy ki yore budget ki signé mooy gouvernement ki signé mooy ki nga xamee ni bu amee lenn lu ñu naan lu dee moo koy rey enseignant bi xam lu mu mën ñëw taxaw yónni ay syndicat ne leen lii mooy suñu ñaxtu dem leen ngeen défendre suñu position ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement muy ministère de l'éducation nationale bu dee ci daara yu diggu doomu yeeg yu ndaw yi muy ministère de l'enseignement supérieur bu dee ci daara yu kawe yi léegi la ngeen da waxtaan ngeen dellu si ci base bi nañu ñun lii la ñu waxtaan gouvernement diggée na nangam waaye le gouvernement di diggee da koy signé ngeen contresigné yéen tamit yéen yi nga xam ne yéen syndicat d'enseignants léegi ki nga xamee ne respecté wul accords yi mais 2014 lañ la wax on est en 2022 mënoo am les mêmes points de revendication qui reviennent chaque année
qui sont encore remis sur la table chaque année ñu ne la indemnisation boobu bokk na ci parce que y a plusieurs autres points yoo xamee ni am na fu gouvernement bi ak enseignants yi d'accord ba loolu weesu na mu ngi suñu ginnaaw mais am na yoo xamee ni dañu ko d'accord ñoom gouvernement bi syndicats yi ne leen d'accord nañu ci li ngeen wax mais ba léegi appliqué wuñu ko xam nga ñuy wax par exemple ci wàllu indemnisation ñu ne la dañoo jógee ci 60 000 léegi war a dem ci 100 000 francs est-ce que loolu am na ndax antu na ñu ngi koy xaar. enseignants yi nee nañu dañoo waxoon loolu bañ ko waxee ak léegi defuguñu ko mais ils ont parfaitement le droit de revendiquer ils ont parfaitement le droit surtout ne ni yéen a d'accordoon ba ngeen signé ko kon appliquer leen ko léegi nag est-ce que négociation yi dafa war a nekk chaque année ñuy toogaat autour de la table de négociation di sauver loo xamee ni boo ko négocier waxtaan ne ko tey jii nga ne sauver naa année scolaire bi année prochaine tu reviens sur les mêmes revendications tu reviens sur les mêmes négociations ba kañ la jëm donc il faut nécessairement que gouvernement non seulement nay wax dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy ses partenaires sociaux parce que yamul ci jàng bi rek ak yeneen syndicats yoo xam ne ñu ngi yëngu ci leneen mais surtout la ngay waxanteeg say partenaires sociaux yooyu di ay syndicats na nga ko appliqué boo ko appliqué wul mooy indi chaque année muy ñuy woowee les grèves cycliques yoo xamee ni perle dañuy commencé tey xàcc na la ñu ngi ci 7e plan d'action 8e plan d'action nga ñëw mel ni ku leen xaw a defal tuuti ñoom ñu dellu parce que ce sont quand même des parents d'élèves ces enseignants ñoom bu doon seen sago du ñu xëy nekk ci grève seen i doom seen i jarbaat nekk ci ay jafe-jafe yoo xamee ñu ngi xalaat ndax dinañ def BFEM wala dinañ def bac wala bu ñu paree ci jàng bi ndax dinañ am benn retombée wala débouché loolu yëpp ce sont des choses yoo xamee les parents d'élèves les syndicats d'enseignants ñoom ñu ngi koy xalaat mais gouvernement bi tamit nañu bàyyi xel ni au-delà des enseignants élèves yi tamit ñoom ñoo ciy gën a sonn ci wàllu woowu nañuy appliquer li nga xam ne diggée nañu ko ñu bañ a nekk di tuur lëndëm ndax finalement day dellu soir rek nekkaat la même situation. ñu waxtaanee leneen lu soxal bi la jotaay xibaar ngalawaay wàllum parrainage nañu ko dindi ci wàllum élection yi ba noppi it kii di Karim Meïssa Wade ak nag Khalifa Sall ñu delloo leen seen droit civique waaye it ñu mën a bokk ci li nga xam ne mooy ay élection loolee mooy sàkkutee fukk Omar Faye nee na laata jongante gox-goxaan yi wala sax législative yi ndax loolu bokkoon na ci combat ba nga xam ne opposition bi ñu ngi ko doon xeex ndax dana wéy ba léegi ñu teewlu ay kàddoom. élection locale yi jeex na léegi li ñu bëgg mooy ñu dindi parrainage bi ci wàllu élection yi ou ci wàllu processus électoral bi te li nga xamante ne mooy parrainage bi dañ ko war a dindi avant ñuy dem élection législative élection présidentielle. te loolu bu ñu fàtte ne CEDEAO waxoon na Sénégal à ce que ñu dindi li nga xamante ni mooy parrainage bi ci wàllu élection yi loolu nag il faut que acteurs yi mu concerné ñu waxtaan si pour dindi parrainage bi pour que nit ñi mën a participer aux élections loolu mooy yoon. beneen bi mooy amnistier ou bañ a amnistier tey sénégalais yépp ñëpp laa la wax sans exception y compris même des gars du pouvoir comme ñi nga xamante ni ñooy opposition ñoom ñëpp dañu bëgg à ce que kii nga xamante ni mooy Karim Wade ak Khalifa Sall retrouver seeni droit pour ñu participer aux élections loolu ça a été un combat te combat boobu demoon na ba nga xamante ni ne ñëpp d'une manière consensuelle gis nañ ni ñii dañu war a bokk ci jongante yi nga xamante ni moom la ñuy def ci réew mi te loolu mooy yoon ma bëgg nag à ce que loolu ñu def ko ni mu gën a gaawee. laata élection yi la wax parrainage ak nag Karim Meïssa Wade ak Khalifa Sall ñu delloo leen ci li nga xam ne mooy seen droit laata législative bi loolu bokkoon na ci combat opposition bi ndax gëm nga ne après seen ndam li dinañ talati xeex boobu. c'est que xam nga souvent dañuy xaw a juum ci wàllu woowu parce que Karim Wade aujourd'hui parti démocratique sénégalais mi nga xam ne moom lañ jël def ko seen candidat ba ci élection yi présidentielle ak yooyu nekk seen numéro 2 ñoom nee nañu soxlawuñu amnistie ñoom li ñu bëgg mooy dañu tëggaat procès bi donc quelle que soit la situation ñoom li ñu jàpp mooy ni amnistie mooy dëgg la naa maa defoon wala yaa defoon léegi faase nañu la nga defoon baal nañ la ko mooy lu jëm par exemple lu ci mel ni ci wàllu Fatou Maître Sèye amnistie moo ci amoon mais ñoom il s'arc-boute sur benn principe mooy soxlawuñu amnistie est-ce que c'est le cas également pour Khalifa Babacar Sall moom mooy sur le plan légal day jàpp ni man soxlawuma amnistie li ma soxla mooy
ñu faase li nga xamee ni moom la ñu ma tuumaal nañu teggi tuuma yooyu bu jaree jaaraat ci procès yu jaaraat ci procès donc blocage am na foofu mais tey dégg nañu waa Wallu démb bi ñuy def seen conférence de presse parti démocratique sénégalais nekk ci parti bi ci gën a fort ak ñeneen ñu mu àndal lan lañ bëgg ñoom mooy àgg ci cohabitation fële ci assemblée nationale ci élection législative ça veut dire que ñoom ce débat là autour de l'amnistie de Karim Wade ñoom nekku seen débat fi ñu toll nii xam nga luy seen débat mooy dem ci ay élection législative majorité maanaam opposition bi nekk majoritaire ci assemblée nationale imposé chef du gouvernement boo xam ne si ñoom lay jógee di ci opposition jéem a dox ak président bi fi nekk ba 2024 donc birum amnistie wala tëggaat procès ce débat là ils vont toujours le poursuivre léegi nag coow li mooy est-ce que dinañu changer paradigme yi dinañu changer xalaat ci ndax duñu dem benn yoon ci amnistie may Karim Wade peut-être mu ñëwaat nekk ci wàllu ay activité politique am wala dañuy tëggaat procès bi imposer gouvernement bi mu fexe ba ñu defaraat procès boobu jaarale ko ci yoon yi ñu war a jaar. jaajëf le député du peuple. gëm nga ne kon ci ay élection fii Karim Meïssa Wade dana ñëw bokkati si wala Khalifa Sall mën a moom it bokk ci ay élection. Khalifa mën na bokk ci élection. Karim Wade xalaatuguma ko léegi. xam nga moo tax kenn ku nekk dañu la tuumaal dugal la kaso. mais dafa am lu leer ci dossier Khalifa Sall mooy fii lañ ko tëj kaso génne ko kaso mu toog fii continuer dem ci élection ak ay militants am. Karim Wade dañ ko dugal kaso penam jeexal ñu génne ko fii guddi. utal ko passeport te mu nekk ci kaso bi guddi yóbbu ko foo xam ba léegi mënut a wàññeeku bëgg a nekk fële di commander parti bi ça pose problème Sénégal yépp bëgg a xam waxuma ay militants au PDS faut pas aussi affaire nationale ñu bëgg ko particulariser jox ko ay waa PDS ak Macky Sall affaire bi nationale la président Macky Sall moo ni Karim Wade dafa jalgate xaalisu askan wi ma taxawal tribunal boo xam ne CREI laa koy tuddee muy ñi am bu lewul am ñu mu ci toppoon tey mu jël leen def leen ay ministre ñoomu ci toppoon tey ñenn ñi nekk ay jige ñaaleem ñun ñoomu ci toppoon am ci kenn koo xam ni Karim Meïssa Wade la tudd di doomu président Abdoulaye Wade penam jeexul ginnaaw bi ñu ko daanee ay pen ñu dugal ko roppalaanu guddi utal ko passeport ci prisonnier génne ko réew mi te ba léegi mënut a ñibbisi loolu la ñuy demandé ni Karim Wade lañ ko tuumaaloon am na wala amul ci yenn condition lañ ko génnee ba noppi soo ko wax nag njariñal PDS wala ëllëgu PDS tey Karim Wade bu fi nekkoon jël penam ba mu jeex heure bi mu ngi Sénégal di gouverner di doxal ñu ni noonu élection présidentielle yi ci toppaat PDS amul candidat ba noppi minimiser élection présidentielle yi législative yi la soog a bokk ak local yi mujj yi nii ba nga ay questions yoo xam ne dañu koy posé dañoo bëgg a xam qu'est-ce qui se passe diggante APR ak PDS diggante Karim Meïssa Wade président Abdoulaye Wade ak Macky Sall question yooyu yëpp jaar na fi mais amaguñ ci réponse ba léegi et ñu ñuy wax ay Karim Meïssa Wade amnistie ak ñàkk amnistie ku ñuy amnistie da ngay ñëw Sénégal. xam nga mën nañu demander amnistie Khalifa Sall mais ki ñuy amnistie fan la nekk pour diriger PDS tey PDS bu ñu demee ba ay mouvement di ko dépassé wala ñu leen di mbagg ak Sénégal yi cofeel gi ñu am ci président Abdoulaye Wade ak li mu liggéey ci politique gu Sénégal li mu bind ci ay téere li mu xam ci wàllu politique mais nga xamante ni bi sama waaye ndono li dese naa dëgër waaye ci comme ni ñu kii Abdoulaye Wade ba léegi des mooy ci wàllu parrainage bi parrainage du yoon parrainage dañ ko fay indi woon donc mais loolu amul benn démocratie bu koy valabalal Mame Mbaye Ndiaye nañ xool ñaata Sénégalais la mën a convaincre am ko ci ay signature pour mën a nekk candidat Birahim moom bu fekkee mënut a mu jàpp nañu ni ñun mënut a convaincre sénégalais yooyu mënut a nekk candidat mais lan la Mame Mbaye ëpp lay Birahim ba mën a nekk candidat te Birahim mënut a nekk candidat parrainage moo dul yoon. ci démocratie dañu ko forcer dugal ko suñu ab constitution mais loolu du yoon parce que li jox président Macky Sall sañ-sañ jox Idrissa Seck sañ-sañ jox Ousmane Sonko sañ-sañ jox Bougane Gueye Dany sañ-sañ ak Madické Niang moo jox. Samba Ndiaye ma ci fongi li mi sañ-sañ mu mën a nekk candidat moo jox Sénégalais ba nekk à l'étranger mu bëgg a ñëw nekk candidat waaw koo xam dafa ñu bëgg ñu ñëw nekk candidat libre mooy li ñu doon wax candidat unique. indépendant ñu bokk ci élection dañ koy laaj ay parrainage fu ñu jëlee ay signature mais mun na indi programme boo xam bu ko tasee ci Sénégalais ñu jëm ko ñu ngi fi fàttaliku ay ñoom Mayoro Fall gars yi bokkoon ci première élection présidentielle yu 2007 yi ak Ablaye Wade. yaa ngi loolu dafa mus di am ay candidat unique yuy ñëw jóge bitim réew wala ñu nekk fi Sénégal du ñu am parti politique parrainage bi du yoon CEDEAO nee na du yoon CEDEAO gi ñu mbubboo ba ni Goïta bu Mali li ngay def du yoon CEDEAO bu moo ni itam parrainage bi du yoon CEDEAO boobu moo ni nañ waaye fal daani tegu ci kaw Karim Wade mu ñëw CEDEAO boobu lañ ni Mali la fa am du yoon
gis nga moo tax finalement doo xam gars yi benn paaka bi dañ naan rey na ci nag dagan na mais rey na ci xar daganul ci benn paaka bi loolu moo tudd nan ci accès de yaawo c'est que Karim Wade na ñëw sauver PDS ak politique gu Sénégal jox politique gu Sénégal ba neen xar kanam eggale liggéey bi fi bàyyi woon PDS ni mu toll mënoo nekk fële xamuñu fan nga ne fan nga ne di message non doxewul dëkk bi doxewul noonu après te kenn du ko wax waa PDS toog di nax seen bopp rek ayca ndax xam ngeen ne kon Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar di tey ji sa Pikine ngir nag mu dikkee renfort wàllu Sénégal seen candidat bi Cheikh Dieng ba noppi it gën a dëggal boppam ci wàllu politique bi foofee sa ville bu Pikine waaye nag ndaw yi Benno Bokk Yaakaar bu jidde caare ko ñu ngi koy dànxaafu nee nañ ko nag bu mu fa dikk ndax boobaa bu yeboo ñu xam ne lu xew rek mooma ñu teewlu sa As Gueye yor seen kàddu. président Ousmane Sonko nee na dafa bëgg a ñëw fi nga xamante moo nekk département de Pikine pour di contexte li nga xam ne moo nekk victoire bi Benno Bokk Yaakaar am bu ko montré que ni sur les 12 communes Benno Bokk Yaakaar a remporté les 7 communes di xamal ni que président Ousmane Sonko ki nga xamante ne moo nekk candidat am fii ci commune de Djiddah Thiaroye Kaw Yewwi 3e la jël lors des élections municipales jàpp naa Ousmane Sonko ndam loolu mënu ko salteel Ousmane Sonko dafiy dugg ndax Pikine amul ci moom confiance kon nag bu ñëwee jàpp nañu manipulation la Pikinois am nañ benn maturité boo xamante ni dootuñu nangu kenn ki nga xam ne dañuy yàq suñu stabilité bi ñu am dootuñu nangu di kenn ki nga xam ne day génneloo suñu doom yi te di ñu xeexloo dootuñu nangu di kenn koo xam ne da ngay génne ay doomu jàmbur fat li nga xam ne moom moo nekk say doom dem na ci ay élection am na département bu mu gagné am na lu ko doy sukk li nga xam ne moo nekk mbubb ak tubéy ñu Pikine ci jàmm jum ñu fekk nañ ci bàyyee. c'est que Birahim day jékki-jékki soppi doxalin quoi léegi la wax ci ñi ne. man de j'ai presque envie de dire mais au nom de quoi et dans quelle république ci ban démocratie lañ nekk ba yow Mame Mbaye nga ne ma bul teg sa tànk Rufisque est-ce que yaa moom Rufisque wala yaa moom Guédiawaye wala yaa moom feneen je suis sénégalais comme toi mais fu ma neex dem fa ci mbirum politique lañ ne dànqaaf bi jaru ko xam nga lan moo dul yoon dans un pays de démocratie nga naan persona non grata au nom de quoi est-ce que sa maam moom dëkk ba nga nekk nga am li ñuy woowee titre foncier ne ni fii sama kër la sa kër bu doon sa kër la ñu ne d'accord suuf si maa ko moom titre foncier la bu la neexee ne président sax bul fa dugg ndax maa moom fii mais yow tu es un militant d'un parti politique ou d'une coalition c'est de bonne guerre ci wàllu politique la ñu ne nga ne non diw bu ñëwee dinañ ko yuuxoo ko c'est ton droit parce que démocratie la ñu nekk expression libre des ni ñu ko weeti am nga libre expression ci li nga wax mais li xew ci xewoon fan yee passé ci élection yi wala avant campagne bi ñu ne ni diw amoo sañ-sañu romb buntu kër diw mais buntu kër gi peut-être sa kër nga moom waaye moom moo tali bi il faut que ci Sénégal ñuy mën a proposer li ñuy woowee alternative force de l'argument mais pas l'argument de la force quand Ousmane Sonko leader d'un parti politique quoi qu'on puisse dire qui est membre d'une coalition politique qui a été ci élection présidentielle jël ñetteelu place ñu jàpp sax tey ni moom mooy leader de l'opposition wala chef de l'opposition bu ñu ko daan tey ci élection présidentielle nekk député à l'Assemblée nationale ce n'est pas un Birahim Touré un jeune parce que maa ngi bëgg neex wala neexal sama parti wala sama coalition maa ñëw taxaw ne ko doo jàll fii ci buntu kër gi wala doo jàll ci dëkk sangam la muy def moom ci wàllu politique lañ tànk ba léegi am na ay nit ñu bokk biir Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ne dañoo dugal appel wala nu ñu koy weeti pour ñu rectifier ndax dañoo jàpp ne dañoo sàcc ci élection yi ñu ngi koy wax ci Omar Gueye par exemple Sangalkam mais est-ce que kon Cheikh Dieng ak ñu mu àndal amuñu sañ-sañu ñoom itamit donte c'est dans le cadre de Wallu mais ba léegi c'est dans l'opposition amuñu sañ-sañu ne ni ñun suñu victoire dañu koy préserver mais dañuy taxaw pour ñu bañ a sàcc suñu victoire au niveau de Pikine mais buñ ci amee ay soutien mu jógee ci Ousmane Sonko wala mu jógee ci Doudou Wade bu Wallu wala mu jógee ci Bougane Gueye Dany ci Gëm Sa Bopp mais c'est de bonne guerre on est en politique mais man li may d'accord li mu dul d'accord ci réewum Sénégal ñu ne la fii persona non grata foo mën a nekk ci réewum Sénégal démocratie ak suñu constitution moo la mën a may nga mën a doxantu ci biir réewum Sénégal yépp ndax amul
amul chasse gardée maa moom fii waroo fi dugg lan lay indi après fitna il faut nécessairement donc que les autorités policières et administratives muy préfet muy sous-préfet lii ñuy fas yéene naan dañuy diw bu mu dugg lu mu ci goobee gar ko mais su amee lenn lu fa xew la responsabilité elle viendra justement de ces autorités là. voilà El Hadj noo jàngatee mbir yi. booy su ma leen def sonal du ma leen jàllale ñoom ñooy ñen ba ni Ousmane Sonko du dem banlieue te ñun ñuy dénoncé bu ay nit ne Macky Sall du dem banlieue ñu leen li ngeen def du yoon gis nga fii gis nga wax yu ñaaw yi dañ ko war a bàyyi ak def yu ñaaw yi ak bëgg a feeñ lu bi politique bu doxul lañ ko dénoncé démarche bu doxul lañ ko dénoncé moo xam président Macky Sall moo xam président Ousmane Sonko moo xam bu keneen moo xam bu keneen mais ŋàññante yu bon yi nekk ci net bi ak tuumaalatante ak fotangal nit ki ak sës nit ki ci miir bi yooyu moo war a dakk Sénégal nit ñi joxe seen xalaat ci façon bu sérieux façon bu honnête yow da nga am sa xalaat kii am na xalaatam d'accord ay boy yi ndaw majoré guñu sax man taxaw ni mag mu toll ni Cheikh Dieng du réclamer ay résultats bu fekkente ni bii njort na dañ ko hold up comme ni ko Omar Sarr sañe ni ki démb Omar Gueye du moins dina def recours fële Sangalkam te moom ministre la kan moo ñemee ne ko doo def recours wala doo def marche pour contester ay élection ñaata contestation moo fi am et des jeunes taxaw naan Ousmane Sonko du ñëw jàppale Cheikh Dieng ci marche bi te alors ñu bëri ci militant yi di waroon a votel Yewwi Askan Wi ginnaaw bi ñu éliminer seen candidat ci conseil départemental bu Pikine ñu ëpp dañu viré ñëw jàppale wàllu am fa doole lool PDS di yëngatu nit ñi dem di ko jàppale ay xale yi bokk APR ni caaxaan baaxul gis nga pouvoir yi ñu bëgg a jox nit ñi man xam nga xale yi mënoon def journal du ma leen jàllale sax kenn du leen dégg parce que du respect ci nit koo xam ni am na sañ-sañu laaj réew député de l'Assemblée nationale moo xam Mame Mbaye la moo xam Sëñ Bara Dolly Mbacké la moo xam Mame Diarra Fam moo xam kaneen di def ay déplacement am ay xale yi tuuti yoo xam ni xamuñu sax net ñaata lay jar naan déclaré nañ ko personne non grata parce que da nga réclamer ne APR laa bokk luy APR kañ la APR juddu APR bi muy judd nit ñaa ngi def li ñuy def di wax nañu doon wax soppeekuñu ba APR judduwul ba bi APR juddoo waaye yaa xëytu mu laa nag nañ dem ni Ousmane Sonko dafa wàcc mu set li ci kanam raw li joxul benn valeur tolluwaayu politique gu Sénégal fi mu toll ñu war approfondir pensée yi xalaat yi surtout ay ndaw dañuy wax ni di yàlla la xibaar parce que joxul benn niveau politique ni muy doxee ak information ni muy doxee dañu génn ba ngoon nañu génn ni Ousmane Sonko du dem foofu ñu xool jaajëf le député du peuple jaajëf Birahim Diadji Touré daal la nga def rédaction day xam lekkam day xam ñamam ay tës lay doon de rendez-vous bi waaw tës atu waaw madame Diop mi ngi andi kii bi de ndekki bi altine sama chéri koko waaw mi ngi andi madame Diagne Diop madame le maire laa koy oowee man mi ngi andi ndekki bi tout à l'heure yéen ak yàlla defal jàmm allahumma amiin kon tës ak monsieur le maire bu Guédiawaye incha allah jaajëf waay ci kanam monsieur le maire ak adjoint non ak seexam ak avocat am nee na boole na si ñetti doombal tànk ayca pàcc bu njëbi soxal bi la jotaay xibaar li yéene kaay xëy fësal lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara El Hadj Ahmed Aïdara ci kanam tuuti di ngeen ko am jàppale ne kon tey la ñëw mooy grand retour jaajëfal baax ñi nga xam ne ñoom ñu topp ci Sen TV l'officiel di ñu ànd ak ñun 6h30 ba léegi ni ngeen ko gisee nii rek ci kanam tuuti dinañ am El Hadj Ahmed Aïdara ci li yéen